بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di ñaan yàlla jalla wa ala yal nañu may jàmm ak xéewal may ko adduna bi ñépp di fàttali rek ne ginnaaw bu ñu ñaane yàlla ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ñu ngi dellu si waat rek ci fàttali yi nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran mu ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul mu'minin. bu fekkee yaa ngi fàttali rek fàttali moom dina jariñ ñi nga xam ne seen xol ngëm yàlla mu ngi ci su ko defee loolu exceptionnel la boo xam ne yàlla tànn na ko te boo seetloo ci jamono bi ñu toll ci àdduna bi li yàlla waxoon ci alquran daa mel ni ñu ngi koy gis mu wax ne zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin naas. yàlla nee ne corruption am na ci suuf si ci jéeri ji am na ci géej gi maanaam boo seetloo àdduna bi ñii dañoo dëkke ci côté jéeri ji ñii dëkk ci côté géej gi ñii dëkk ci biir géej yi ñii dëkk ci jéeri ji kon yàq bu amee soit mu am ci dëkk yi nga xam ne ñoo féete ci ndox mi wala ci dëkk yi nga xam ne ñoo féete ci jéeri ji kon yàlla nee ne yàq am na corruption am na corruption boobu nga xam ne nag moo am mooy nee ne doom aadama yi seen bopp ñoo ko faggul seen bopp su ko defee ñun dañuy am loo xam ne war nañ ko jàngat bu baax a baax seetaat ko ci suñu biir bu fekkee gis nañu jàngaru boobu ci suñu biir ñu mën a indi ay saafara yoo xam ne corruption boobu dina dakk ndax comme yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne ñun ñi nga xam ne ñooy doom aadama ñun ñoo faggul suñu bopp corruption c'est-à-dire benn malaaka ñëw fi di ñu corrompre benn jinne ñëw fi di ñu corrompre benn kondorlong ñëw fi di ñu corrompre kon ñun ñooy corrompre ci suñu bopp lan moo waral loolu fan la sosoo nan la développé luy résultat yi su ko defee ñu mën a indi ay saafara ginnaaw bu ñu xamee li nga xam ne moom
moo indi li ñuy tudde corruption ndax comme yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci alquran loolu nu mën a dem rek dina am léegi fu ñu toll nii nag am na bu fekkee xool nañu ci firnde social wala ñu xool ci firnde divine wala ñu xool ci firnde mystique wala ñu xool ci firnde spirituel wala ñu xool même ci firnde économique wala firnde culturel parce que yooyu yëpp ay firnde la yoo xam ne buñ ko seetee war nañoo mën a am ay solution yu tax ñu mën a dindi lii nga xam ne mooy corruption nga xam ne ci suñu biir la nekkul it loo xam ne rek dañuy ñëw rek ne gàll ko ne ñii ñoo ko def ñalli defuñ ko parce que il faut corruption bu fekkee ne dafa feeñ fu ne comme ni ko yàlla ci waxe ci alquran zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi naas kon côté bu ne boo demee rek corruption bi mu nga fa boo demee ñi dëkk ci jéeri corruption bi mu nga fa boo demee ñi dëkk ci ndox mi corruption bi mu nga fa boo demee foo mën a dem ci ñaar yi même ñi galaas sax li nga xam ne dañuy nees seen galaas parce que ñu ngi leen di considérer ci waa jéeri kon corruption bi mu nga fa kon lan mooy solution bi ginnaaw balaa ñuy xam luy solution yi dañuy demaat ci histoire corruption fan la commencé su ko defee fan la développé mais aussi pour ñu waxtaan ci corruption il faut ñu xam méthodologie yi nga xam ne moom lañ tegoon ci àdduna bi pour mën a doxal yoonu corruption ba mu réussir parce que dañu ne ki nga xam ne dafa jub day teg méthodologie boo xam ne day tax mu jub ki nga xam ne aussi dafa jubadi day teg méthodologie bu tax njubade moomu dal di avancer maanaam sàcc sax bu fekkee dafay sàcc dafay préparer ay pexe yoo xam ne loolu la ñuy tuddee méthodologie pexe yoo xam ne day dem ba pour moom mu mën a réussir ci sàcc mi trian aussi bu fekkee ne dafay triande dafay indi ay méthodologie yoo xam ne day tax moom ci boppam mu mën a réussir ci trian bu muy def nit ki nga xam ne dafay ut économiser maanaam ki nga xam ne da ngay liggéey ci wàllu économiser maanaam siiwal sa alal baril sa alal dafay am ay méthodologie maanaam ay pexe yoo xam ne ci lay sukkandiku pour mun a defar pexem yooyu bu boobaa nag ñun ci suñu bopp en tant que ay analyste ci wàllu spirituel maanaam ak économie ak ci sociologie war nañoo mën a indi ay saafara yoo xam ne buñ ko waxee ku ko dégg nga war a munte jaar sukkandiku pour dindi corruption bi ndax justice mën a taxaw yoon def yoon bi nga xam ne moom la war a def ci àdduna bi bu ñuy wax aussi mooy duñu ne dañuy wax rek pour Sénégal kese aussi waxuñu pour secteur corps bi rek maanaam dafa am yoo xam ne lu bari dañ koy wax boo ne corruption am ñu jëm ci yenn corps yi ñi naan waa nangam dañoo corrompu ils sont corrompus waa nangam ils sont corrompus waa nangam ils sont corrompus loolu dafay indi yeneen i inconvénients yoo xam ne
nit ki boo ko bëggee dindi fekk moom il est corrompu yow mën na indiwaat moom yeneeni jéego yoo xam ne dana wuññi ne yow mi wax ni dafa corrompre dafa nekk ku ñu corrompre ba pare yow itam am na foo xam ne corrompre nañ la fa su ko defee loolu mooy waral ba pour nga dindi corrompre mu ngi mel ni tey buñ la nee nga dindi ñàkk nga bugg a dindi luy ñàkk nga foog ne ñàkk mooy ñàkk xaalis rek nit ki bu demee ba am ay milliards te amul ngëm amul cofeel kon ñàkkam dañul su ko defee noonu itam corruption dafa am loo xam ne fekk dindiwoo ko ci nit ki wala boog nit ki xam ko wala boog régime bi muy régime mu àdduna bi ni mu demee yépp il faut ñu xam yan branche yan méthodologie ñooy méthodologie yi alimenté lii di corruption ak yan méthodologie ñoom ñooy far lii di corruption ak ban méthodologie ngay jël nag pour mën a réservoir corruption ak réservoir justice nga boole leen duggal leen ci benn méthodologie boo xam ne tame lay doon tame boobu nag dafay segg boo dugalee méthodologie bi baax bi nga xam ne dafay dindi corruption ak méthodologie bi nga xam ne dafay alimenter corruption boo ko seggee méthodologie bi alimenter corruption dafay tuuru maanaam dafay tuuru bokkatul loolu cox lay doon wala leneen ko defee méthodologie buy alimenter lii di njub lii di justice mën a dem mais en tant que bu fekkee ne kii dafa isolé wu biy doxal njub dafa isolé wu ak beneen bi nga xam ne mooy doxal corruption isolé wu ñoom ñaar duñu mës a tase maanaam duñu mës a tase si mais dañuy dem fépp foo xam ne bu justice taxaw na bu njub taxaw na beneen bi nga xam ne mooy bu corruption dafay taxaw ci wetam bu boobaa dañuy el di dem rek bu moytuwul sax bi corruption bi gën a avancé bu avancé mën na dem ba muur bi nga xam ne mooy bu justice kon looloo tax ñu bëgg ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan YouTube wala Facebook wala Twitter wala benn site yoo xam ne ñu ngi partagé suñu vidéo yi te ñuy làkk wolof wala ñu bëgg a traduire ci wolof wala ñuy làkk arabe wala ñuy làkk français wala séeréer ñu mën cee jariñoo bu baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ koy fas yéenee génnee pour ñu mën a am ay jéego yoo xam ne dañ koy dox pour teg yoon bi ñu war a mën a dindi li corruption bu wuuteeg ni nga xam ne noonu la ko ñeneen i boroom xam-xam yi di jële ndax loolu day tax ñoom au lieu que ñu redressé waat ñiy dox ci wàllu corruption mais dañ leen di yokkaat ñu gën di def lu ñuy def parce que dafay tax keneen ku ne nga souligner sa morom bu boobaa kenn dootul ñemee wax lii moo waral corruption du ko mën a dindi moo tax yàlla ci boppam ci alquran dafa indi solution ci li nga xam ne mooy luy dindi corruption yàlla dafa ne fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun lépp loo xam ne xamu leen ko te bëgg ngeen koo xam egg ci résultat xam ko ngir jëfe ko na ngeen laaj ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi waaye bu leen demee nag laaj keneen koo xam ne bokkul ci boroom xam-xam yi kon da ngeen a am yeneeni problème yoo xam ne da leen di dikkee
te bu leen dikkewaat da ngeen gën a yokk mbooy mi daay su ko defee ñi nga xam ne aussi duñu ahlu zikr xamuñu alquran xamuñu aada xamuñ cosaan xamuñu xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy génnee loolu nañ déglu kon ñëpp ñu wax leen li nga xam ne mooy méthodologie bi nga xam ne moom moo war a dindi corruption